ñooñu xam lu ñu am lu ñu ràññee Abdoulaye Diouf Sarr doomu Yoff la nekk maire Yoff mais nag yàlla daf ko dénk mu yor ndombu ministre pour gis que day jafeñ nit mën na ko sikka te fekk ne la ngay wax sax eggul si moom bon ñu di ko remercier bi ñu ko tàllalee loxo Abdou Nar dox loolu ba ministre bi Abdou Nar bi ñu ñëw fekk ñu si réunion CD pré Yoff ñu wax ko tey ministre bi ñëw pour loolu ñu doon tàllal suñuy loxo di ñaan ay gaal moom nag moo xam nan la ñëwee mais ñun waa Fere Yoff ñu ngi lay dalal ak jàmm monsieur le maire wax ji foofu lay yem parce que ñoo ko yow ñoo yem si gaal bi non non pareegu ma dafa am leneen loo xam ne moo des baykat am solo lii mbaxane Fere Yoff la mbaxane mi mbaxane Fere Yoff yëpp la mais bés bi ko tey monsieur le maire monsieur le maire sa campagne Dakar mairie Dakar li may wax nii njàpp laa yor maay sa premier directeur cabinet nga wax dina la ko may 40 moo fekk nii damay wax nii du ay pour nit a tax ma di ko wax soo paree boole ma ak Abdou Nar ak keneen à partir de tey ngor dinaa la fa jox 50 cartes sama jabar ak ay mbokkam waxtaan naa ak ñoom Ndakaaru sama papa dafa am ak njaboot waxtaan nañu parce que nag dañu gis Abdoulaye Diouf Sarr nekk doomu Yoff ñuy wax ay Barthélémy Dias wala ay Massamba wala Mayam Bada ñu ko def voilà li may wax nii nag man la concerné du Fere Yoff de. d'accord ba xam ne Fere Yoff bi mu ngi nële. mu ngi ma sol ma léegi delloowaat naa la ko ma xarit. léegi nag président bi wax dëgg yàlla gudd temps bi dafa xat bés bi tey loolu kon amal na am. A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahi rahmani rahim. ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo yi monsieur le maire ministre de la santé et de l'action sociale notre frère Abdoulaye Diouf Sarr. Monsieur le ministre mi ngi am kontaante bu rëy ci sa teewaay. bu ñu paree ci moom toftal ci son premier adjoint l'infatigable Abdou Nar Ndiaye. Madame le député Ndeye Marème Gueye. Monsieur Sylla bi nga xamante ne bii sànq rek def na action bu am importance ñu ngi lay teg ci nuyoo yi di nuyu le grand jaraaf Doudou Mbène Lamane Mamadou Niang secrétaire général ba Penda Ndoye ak la trésorière générale Aïssatou Diagne Badiane di nuyu ñi ñu àndal ñëpp di door a nuyu nag góor yu Fere Yoff xam naa loolu danañ ma ko baal waaw waaw parce que tout ce que femme veut Dieu le veut nañ leen jiital nuyu illustre invité yi nga xamante ne yi ñu ngi fi tey tey nag dafa nekk un jour spécial Yoff moo am soxla jëm ci réalisation gaali rawante commission pêche am ñu leen saisir muy responsable gaalu rawante gi ñu ñëw fekk ñu en CD wax ñu seen soxla ñu jël ko porté ko woo Yoff gépp pour ñu ñëw jàppasi tey ndëkk monsieur le ministre wax ñu ne day ñëw indi sa contribution ci soxlas Yoff un fils de Yoff bu jog ànd ak li mu am ci gàngoor yépp ñëw ne day jàppale dëkkam monsieur le ministre on vous remercie. ba mbir ma jógee ndëkk lijjanti nañu laajte ba ñu wax ñu ne situation bu ni mel amoon na fi te moom
jënd na lu toll ci 4 wala 6 gaalu rawante pour dëkk bi bon loolu day baax nit ñi xam Kanel bii c'est pas la première bon loolu ñu ngi ko ciy gërëm c'est pas la première fois muy jokk di dox ci soxla ci Yoff ñun nag Faray Yoff waxuma mbiri politique de bu kenn foog ne politique moo tax ñu koy wax waaye dañ avant ñu ñuy fal dañu dem seeti ko booba ñu ngi dox ci dëkk bi yeggalaguñu dara taxawagul ñu war a jëm assemblée générale mu recevoir ñu à la mairie yëkki une enveloppe de 500 000 francs jox ñu ko loola di benn ñu di gisee ak moom ak par l'intermédiaire de son premier adjoint Abdou Nar Mbeng mbiru suuf génn ñëpp di wax ku nekk ak sa interprétation mu recevoir ñu wax ñu ne la jëm sa hangar ba teg naa ko ci loxoy Faray Yoff coow li fi amit ñuy wax ay 1000 parcelles à Daga Kholpa ñëpp di wax mu ne loolu aussi yëkki naa ko teg ko ci loxoy Faray Yoff may laajte nde ku la defal loolu lépp lan la la deseel deseelatuñu dara lu may ñu jéem ko fay bor bi ku mu si jogoon tey na la maa la gën a gore maa la gën a dëkk Yoff maa la fi ëpp ëpp cër nga gis sa bopp duñu ko nangu ay waa Yoff lañu am fi ay maam yu baax ñoo xamante ne ni bi Yoff soxla boppam ñoo ko xeex ndax ku tudd Mandialu Mbaas tudd Baytir Mbeng nga xam ne ñoo xeexoon jàmboor bon monsieur le ministre ci kaw loolu ragaluñu ci tiituñu ci ñu ngi la ci remercier bu baax a baax a baax Faray Yoff am nañu droit far fu leen neex ba mu des président ndax ñun ñoo waxoon ci suñu règlement intérieur ne le président dafa war a tëdd njaaxaanaay ñu koy jéem a doxal nag ak ci institution yi nga xamante ne yépp am na fii ci biir Yoff ndax bu coobaree nga taxaw xool bu baax a baax fa ngay teg sa tànk da ciy baax mu nekk posture boo xamante ne bi boo fa taxawee tey jii Yoff gépp mën nañu wax ak ñoom li ñu ko may mooy loolu bon na ko nit ñi comprendre ma bëgg aussi ñu ràññaale ñaari yëf bu ñu ne Yoff nit ñi di xëccoo Yoff Faray Yoff même bu amee neutralité je veux parler du président war nañ ko mën a fësal foofu mu feeñ fa waaye mbir mi bu fekkente ne jéggi na Yoff dem ba Ndakaaru ndëkk amuñu lu dul Ablaye Diouf Sarr dama ne mbir mi bu dépassé Yoff dem ba Ndakaaru ñu fay xëccoo mairie amuñu lu dul Ablaye Diouf Sarr li ma ne dafa laaj ab dégg-dëgg na si nit ñi bàyyi xel réfléchir si parce que gaaw nañu féetale trop c'est sûr et certain que bu ñu génnee fi wala avant même ngay génn commencé nañu di commenter mes propos mais ñun dañu waxoon bi ñuy dox dama leen waxoon ne lii ñu jëm nii bëgg ko indi ci Yoff muy changement il nous faut de la détermination Faray yi laa bëggoon wax il nous faut du courage il nous faut également de l'intelligence 3 mètres mooy yi bu ñu ko doxee rek lépp mën nay yomb
ku meroo nit boo toggee waxtaan ak sa njëganaay xam na ne ñii fi ñu teg seen tànk ci yoon kese la nañu ci Yoff jàppale ndëkk yéen nañu tànn gannaaw bi suñu morom yi décidé teg ñu ci boppu Faray Yoff ñu waat ne la ca war lépp ci jubal ak doxal danañ ko def loolu nag ci la ñu nekk ba léegi monsieur le maire ñu ngi lay ñaanal bon échange yi nga xamante ne fa nga jëm yaa xam li nekk ci sa xol yàlla na la ko yàlla defal amour bi nga am pour Yoff am ko pour Dakar ak ambition yeeg yëpp dama ne yàlla na weesu foofa xam naa doo leen bëgg ku ko tudd ndax monsieur le président mu ngi fi waaye yàlla na weesu foofu ba dem présidence ndax bu boobaa ñun lébu gi ñu am ku ñu fa teewal war na mën a nekk xalaata leen ci foofu rek dootu mbiru Yoff ab xëccoo fii waaye mbiru benn candidat bi ñu am mu jëm Ndakaaru yoon la ci ñun ñu jàppale ko lu ñu mënta mën buñ ci am dara lu ñuy ragal buñ ci am dara lu ñuy tiit ay góor lañu ku ñu lebal benn ñu fay la fukk yaa ngi jóg pour liggéey Yoff ñu jóg pour liggéey Yoff te Yoff dafa am ñaari institution yu fi ne yàlla maire yi yàlla teg ko sa bopp ba mu koy diriger wàllu administrative ak lépp mu koy doxal mais aussi yàlla coutume te moom ku respecté coutume bi la jox ko gëdd jox ko cër yàlla teg ma sa bopp ba on est condamné de cheminer ensemble dañu war a ànd parce que li ñuy def lépp pour Yoff la man bu ma ne je suis apolitique waaw mais li may def lan la du politique fu problème amee nga kii concerne la kii social nga jóg dem dox ci ay tànk li ngay liggéey pour développement dëkk bi la mais loolu bu dul politique lan la définition ba weesu wuñu ko de l'art de gérer la cité ñun ci la ñu nekk ñëpp ci la ñu nekk bon loolu bëgg nañu ñëpp xam ko bàyyi ci xel amuñu benn problème crypto perso ak moom ñoo bokk ay xalaat pour dëkk bi ñoo bokk ay bëgg-bëgg te incha allah dañuy joxewaat engagement que ne la ngeen bëgg si ñu ànd ko cheminer ko pour le bien de Yoff fu ngeen gestu di ngeen ñu gis incha allah. waaw sur ce ñu jeexal rek bañ a guddal ndax tàng na lool ah di ñaan élection yi ñu jëm ci turu Faray Yoff ci turu communauté lébu bu Yoff jàmm rek xew fi ndax koo xamante ne kii bu dëkk bi tàkkee mënoo daw dem fenn sa lépp a ngi fii war ngaa woote jàmm war ngaa def jàmm te wax dëgg yàlla ci loolu lañ leen xamee ngeen gën a waxtaan ak njaboot gi ba ñu bàyyi loolu xel xam na ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp ñoo bokk te mbokk gi kenn mënu ko tas góorgóorlu leen ndax bu élection yi passé ñi ñu jël comme conseiller ñëpp dañuy regroupé wu fële à la mairie te bu boobaa li ñuy waxtaanee du dara lu may njariñu Yoff bon ala kuli al njëkkeek mujj yëpp ñooy bokk àndaat pour Yoff bon ñu yemale foofu kàddu yu di remercier ñi fi teew ñëpp di leen ñaanal ñëpp delluwaat ci jàmm ak salaam ci seeni kër allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. nuyoo bi di ko toog ci loxo monsieur le ministre le maire Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la sant dinaa ñëw ci yow ci kanam léegi
ñu ngi nuyu le président des frais El Hadji Birane Mbengue ñu ngi lay nuyu. ñu ngi nuyu honorable député Ndeye Marième Gueye. ñu ngi nuyu Jaraaf Doudou Mbengue ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi nuyu Lamane ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. di nuyu waa Fere Yoff gépp bu ma limee damay juum ngaa la ñu ngi lay nuyu. mais di beral nuyoo nag suñu président ñun waa Ndenaat Baytir Ndoye Ngunda ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di wax ne tey dafa am lu am solo lu ñu fi indi mooy li nga xam ne tey président wax na ko léegi ministre dina si ñëw si kanam mais damay def un petit rappel defe naa président am na lu mu si wax période bii defal gaal yomb na parce que fu waay jóge rek ne mën naa defal gaal parce que dafa am lu tax waaye ba mu jafee ki daan defar gaal Yoff fi xam nañ ko ki daan tax ñu raawante ji xam nañ ko te li may wax man dafa am ay témoins yoo xam ne ñu ngi toog Mass Thiaw wax na ko léegi li may wax témoin la si Papa Samba Ndoye Elvis témoin la si parce que ñoom lañ daan jaarante sa lañ daan def pour gaal yi mën a am pour ñu mën a jooy je pense que Ablaye bi mu fi nekkee 2014 bu léegi gaal gu nekk Yoff moo ko defar bon monsieur le ministre monsieur le maire Birane wax na nombre bi nee na presque 6 gaal waa Yoff dañ lay sant bu baax a baax si jëf ji nga jëf. xam nañ ne doy élection moo tax nga defar gaal xam nañ ne c'est pas la période moo tax mu defar gaal da nga daan defar gaal bien avant bon bu la si liy fekkee loo si def rek la nga daan def nga def. donc ñun waa Yoff dañ lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla may adressé wu un peu aux frais de Yoff di wax président Birane tëdd njaaxaanaay nangul nañ la ko mais boo jaaxaanaay lu yàgg day metti il faut nga defaanu wala nga tëdde wet parce que mënoo tëdd rek si njaaxaanaay continuer noonu te dañu toll fa nga xam ne ñun waa Yoff ñoo waratul wax ay njaaxaanaay xi defaanaay nangam ak nangam dañ war a xool lan mooy l'intérêt de Yoff et que l'intérêt de Yoff c'est voter Abdoulaye Diouf Sarr lan moo tax l'intérêt de Yoff muy loolu te l'intérêt des frais aussi c'est voter Abdoulaye Diouf Sarr parce que liste boo xam ne 6 waa frais Yoff ñu ngi si Abdoulaye Diouf Sarr rek moo ko des def leen à des postes éligibles donc yéen waa frais Yoff amul njaaxaanaay amul defaanaay dañ leen di ñaan ngeen jàppale kii wala ngeen jàppale ñi nga xam ne ñoom la ñu bind si yéen parce que ay wax bu jotee dañ ko war a wax Abdoulaye mënul jël listam am liste boo xam ne dañ ne 34 la proportionnel 34 majoritaire 42 proportionnel mu dugal si 6 waa frais Yoff yoo xam ne buñ gañee ñëppay jàll donc loolu yéen waa frais Yoff njaaxaanaay waratu leen defaandaay waratu leen da ngeen war a ñëw ngatamu si Abdoulaye Diouf Sarr di wax ne bu kenn lëndëmal seeni xel ay élection Yoff yi damay neutre élection Dakar ma jàppale Abdoulaye Diouf Sarr loolu du élection yi dañuy jàppale Abdoulaye Diouf Sarr Yoff jàppale ka Dakar pour nattu Abdoulaye Diouf Sarr Dakar mën a bari parce que bu fekkee ñun waa Yoff toog nañ naan dañuy neutre fii Yoff ñeneen jàppale Abdoulaye Diouf Sarr ëllëg bu Abdoulaye Diouf Sarr toogee fële ay moroom mën nañ ko yeb lan nañ koy yebe mooy Abdoulaye ba ñu waree natt Yoff yaa fi gënoon tuuti natt bon yow taxoo ñuy wax donc tooguñu fi naan dañuy neutre fii ànd fii neutre fii nit da ngay far wala nga bañ a far parce que fi ñu toll nii 2014 ba léegi jëmm ji la ñu xam 2014 ba léegi mooy defar Yoff 2014 ba léegi mooy defar gaal yi 2014 ba léegi mooy defar stade yi am na ñoo xam ne dañ jógoon commencé dugg ci dëkk bi di seet ay nit biñ demee di seet ay nit commencé joxe def ñetti kambis ñeent ñu ne arrêté nañ élection yi ñu arrêté waat donc ñooy li leen taxoon arrêté li leen tax a jóg mooy des élections mais ñun ragaluñu terrain bi ñun xam nañ ni ñuy liggéeyee ñun xam nañ fa ñuy jaar ba def liñ daan def dafa am lu ñu Ablaye yàpp sante na ko mais nañ ko def nañ ko dugal ci kër gu ne nañ ko demal ci lal bu ne
nañ ko toogal si le travail a commencé gis ngeen li ñu def Tongoor ñu ngi félicité waa Tongoor bu baax a baax a baax waa Tongoor ñu ngi leen di sant parce que fa laa commencé une semaine un quartier yéen xam naa teel ñu jeexal ak yéen suba ñu aw faneen ñu ngi sant les femmes conseillères yéen ñëpp yéen a ngi fi ñu ngi leen di sant donc bu ñu sutee Adja Nogoy mi leen jiite donc sant nañ leen yéen ñëpp di wax ne fi ñu jëm Yoff laay waxal fi mu ne fi ñu jëm Ablaye dana ma Abdou Naar ma nekk nanga mu ne position bi ma toll bu ko diw toll woon man ma dellu sama ginnaaw jàppale ko pour mu mën a avancer njàmme am lu mu wax bale bii passé candidat yi fi mu nekk dañu war a ñëw ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr jàppale ko pour l'intérêt de Yoff mairie Dakar du caaxaan ñu bari fekke ñu fi leer Mamadou Diop fekk nañ fi Mamadou Diop ba muy génn àdduna mais fekk ñu leer Mamadou Diop en bi muy jóge mairie de 84 à 2000 ñu bari xamuñu lan la si Yoff am ñu bari xamuñu njëriñ yi si Yoff am. moo tax ma ne nañu voté Diouf Sarr dama dem di jàng war a def bac docteur Brigère ne ma mënoo def bac parce que dafa am maladie du cœur mu def 8 lettres yàlla def moom bi mu ñëwee ndenaat mu taseex man ne ma commando maa ngi sol bubu commando ma ne ko man de amoon naa lettre boo xam ne déposé nañ ko mu ne ma am nga copie ma dem suñu kër indi copie bi mu ko liiree dafa tourné ne Demba Anta maam si ni xanaa lettre bi yëgula ko woon ñu ne ko ah yëgoon nañ ko kañ mais dañu doon wax mu ne leen ne tey la doon dimanche lundi non andi leen Omar Ndiaye mercredi mu yóbbu ma Abidjan ñu opéré moom opération baa ngi donc kuy wax pour intérêt Yoff man nii bi ma bu jël ma dugal ma Fann te yaakaar naa yées ma Fann donc man li may wax yàlla rek moo daf may wax ku ma foteel man nga woteel ngeen baal ma. baal ma nag ngeen baal ma xal naa guddal tuuti mais tey da ko laaj li may wax ni dafa am solo Ablaye mu ngi ñëw mairie de Yoff en 2014 mois de juillet ñuy def passation maa nekkoon ci salle bi man le sous-préfet des Almadies Abdoulaye Diouf Sarr ak Papa Ndiaye Diouf moo fekkewul li mu wax yal na ko yàlla yërëm ñu def passation ñu jox ñu këyit gi 25 emplois moo ci nekkoon léegi ñu ngi ci 600 emplois waa ku leen dig maire Yoff 600 emplois bu demee maire Dakar doo leen doole emploi donc ñun waa Yoff nañ xool suñu bët fi ñu koy teg gis nga opposant yee fi ne dama ne bi ñuy ñëw maire Yoff juillet 2014 la woon ñu def passation maa fa nekkoon Papa Ndiaye Diouf le sous-préfet des Almadies Oumou Khayri Gueye ak Ablaye Diouf Sarr Papa Ndiaye Diouf moo fekkewul li may wax Oumou Khayri fekke na ko préfet fekke na ko maa ngi fi Ablaye Diouf Sarr a ngi fii 25 emplois moo nekkoon ci këyit gi ñu fa fekk léegi ñu ngi ci 600 emplois te 600 emplois yëpp doomi Yoff ji la demuñu Mauritanie jëlee fa santé lañ fa recruter bés dama ñëw toog ak Abdoulaye Diouf Sarr mu génn fiche cabinet ñu toog di waxtaan ma gis mu yor ngandam këyit ma ne ko Abdoulaye la mu ne ma ñi ma recruter au niveau du cabinet waxuma ministère de cabinet laa wax ma ne ko Abdoulaye yow waa Yoff desatul ñu la dara mais tey ñi mu dugal fonction publique kenn xamul ñaata la mais est-ce que waa Yoff war nañoo jënd Abdoulaye Diouf Sarr koo xam te opposant yi fi ne dama leen koy wax fii de dañ fii ñëw kenn du la fi wax ab programme wala bilan Abdoulaye def fi dara Abdou Naar def fi dara Abdoulaye nii waa kan mooy état au niveau de Yoff kan moo tax ñu am ab quai kan moo tax ñu am stade kan moo tax ñu am place Ndiaw kan moo tax ñu am pont bi waaye mais dama ne Abdoulaye Diouf Sarr avant moom am nañu fi nekkoon lan moo tax amuñu woon loolu donc tey jii bu leen kenn nax mais li si des xam naa damay wax si prise en charge li si des ma réservé que Ndiamé ngoon bu ma waree wax nga pagu parce que damay bañ wax ci jeex fii Ndiamé li si des nga pagu laa koy waxee ngoon Ndiamé moo oote fële sa nga pagu ñuy ñaan buñ jógee fii dem añ ba pare nañ ko fekki
léegi xam nga lan mooy affaire bi fu Abdoulaye Diouf Sarr ootee wala waa këram ootee fa gars yi ñun ñëpp nañu dem pour wan gars yi duñu seen maroom amatul seral nañ ànd ak ñun ñëpp ñu dem di défendre suñu leader. honorable nee na ma wax si fa lay tëjee si les prises médicales prise en charge yi xam ne Abdoulaye ñun dañ ñëw maire Yoff chaque année Abdoulaye doon génne 50 millions di ko jox way feebar yi te yéen ñëpp gis ngeen cérémonie yi ni mu daan demee ñu def ba am si njàngat parce que maire yi bële lu mat 5 millions mu nga fa actuellement si ay demandes te ñii ko moom mënuñu ko jëli perception parce que yàlla def na génn nañu àdduna ñu ne malade boo koy dimbali da ngay teel a def doo xaar bañ ne da ngay xaar fin d'année nga am loo ko jox ministre xarañam mu ne adduna je vais signer des conventions avec les hôpitaux mu dem signer convention ak Dantec signer convention ak hôpital Fann signer convention ak CTO ex Idrissa Pouye signer convention ak Philippe Maguilène Senghor ne léegi adduna xaaratuma ngeen di maye par at ku feebar na ñëw mairie dem si hôpitaux yi ma may la 80% mais tey loolu bu ko te da ngay ñëw léegi de ñu defal léegi nga dem donc loolu macha allah waa Yoff ma di leen wax fii may tëjee mooy dama leen di wax benn proverbe Assane Samba waxoon mooy benn ñaata ak saam ñaata bokkul njëg yi boo demee massa ba ne benn bi yebey ñaata ngaa la mbéy nga dee teer ni benn bi yebey 100 francs kees ak yebey 3000 bon nag benn ñaata ak saam ñaata bokkul donc waa Yoff ñu leen di gërëm di leen sant ngeen baal moom loxo jaraaf Doudou Mbengue mu joxal ma ko waa Yoff yëpp di leen nuyu di nuyu Lamane di nuyu ndomb tànk yëpp di rafetlu bu baax ndaje tey bi xamante ne Fra Yoff moo ko occasionné tey ñu mën a toog fii ci pencum Yoff fii xamante ne yaakaar naa ne képp ku fi toog defaral Yoff waxal Yoff Yoff dana la wuyu mooy fii ci place Ndiaw bon président Birane maa ngi lay nuyu di nuyu sama professeur Abi Ndoy ma koy nuyu bu baax a baax di jël nuyoo Fra Yoff góor ñi ak jigéen ñi di leen ko jox ngeen joxal ma ko waa Fra Yoff mais comme que yéenee ndaw Yoff ngeen joxal ma ko waa Yoff yépp maa ngi leen di nuyu di am beaucoup de respect ci yéen parce que ñun li ñu nekk ala kul yàlla yin bés day ñëw ñu toog fi ngeen toog di waxal waa Yoff li ngeen di waxal waa Yoff ak li ngeen defal waa Yoff tey bon nag képp koo xamante ne bëgg nga sa culture respecté nga sa dëkk la fay aada la fay culture la ko téye da nga koy respecté man si yoon boobu laa nekk bon nag maa ngi leen di encourager le premier militant de la coutume de Yoff man la Abdoulaye Diouf Sarr may nuyu bu baax samay ndiyaay samay baay samay tante samay sœur képp ku toog fii maa ngi lay nuyu mais wolof dafa lépp ne kóllëre gannaaw lay féete am na koo xamante ne sama ndiyaayu bopp la yàlla na ko yàlla yóbbu wanale ko Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi am beaucoup de pensées pieuses à l'attention de mon oncle Massamba Mbengue Djibi Diagne maa ngi lay nuyu sa taxawaay fii sama gannaaw dama ko jox une triple signification boobu signification mbokk la parce que kenn gënuma bokk ak yow fii si Yoff signification wu ndijaay la parce que ki ma lim léegi dafa am loo xamante ne yow da nga ko tewe mais dama ko jox aussi une signification extrêmement importante la signification de l'oncle et de l'ami may wax ne bésu tey bi Abdou Naar li mu si wax mënu ma si wax lu ko ëpp par rapport ak Fra Yoff
ak rawante gi yaakaar naa ne sama ndijaay Pape Samba Elvis doy na ci seede te booy def pour sab dëkk defuloo pour ñu gërëm la booy def pour sab dëkk loo xamante ne yaa ko moom defuloo pour ñu koy fàttali booy def ba defal ñoo xamante ne ci wàll boobu newuñ sab dëkk waxul ñu taxul ñuy wax bon nag li may def ci Yoff jëm ci gaalu rawante bi wax dëgg yàlla sur ce point particulier je ne regarde pas dans le rétroviseur dama koy def parce que bu ma ko deful dama ko war a def bu ma ko defee dama ko war a def bon nag li xamante ne moo teew fii incha allah avant may pare sama kàddu danaa leen wax lan laa ci dugal mais li ma ciy dugal mën na am ba pour léegi la mais tey war naa am un bail avec Yoff war naa am un contrat moral avec Yoff war naa am un engagement à très long terme avec Yoff war naa am taxawaay boo xamante ne dootul mbiru firi Yoff fare Yoff peut-être waxin la mais day jaar ci fere Yoff rek ñëw ci man ci ak yëgal ñu taxawee loolu mooy sama cër ci Yoff loolu mooy sama taxawaay ci Sénégal loolu mooy sama taar ci Sénégal parce que sama taaru Sénégal mooy taaru Yoff bon def fere Yoff lépp lu jëm ci gaalu rawante jëm ci Yoff lépp lu jëm ci rawante jëm ci Yoff lépp lu jëm ci gaalu rawante ak ñi xamante ñoo rawante jóge ci Yoff bu leen ko déewati ma Samba bu leen ko wax ma Demba ñëw leen ci man la war maa ne koy def nit ki nag da nga war a xam li la war nga def nit ki da nga war a xam sa position ci ab dëkk nga def ko yaakaar naa ne tey fii ci Yoff par rapport ak sama position ci réew mi fii ci Yoff par rapport ak sama position ci Ndakaaru fii ci Yoff par rapport ak li xamante ne jamono moo ko indi gàll ko ci samay mbagg ma taxaw ko war ko taxawee Yoff waa Yoff waruñu jooy dara te ma nekk bon nag la responsabilité est une responsabilité historique président Birane bu leen taxawati di ket jëmale ci Yoff doon nañu ket ne dañuy defar miir yu fi ñuy julee it ci Yoff loolu doy na waar ba ma ko yëgee laa taxaw defar miiru fi ñu julee it ci Yoff loolu mooy sama cër loolu mooy sama responsabilité Yoff doomam màgg na Yoff doomam taxaw na Yoff doomam am na responsabilité bon donc Yoff warul jël soxlam di ko siiwal ci mbedd ci nen mi na ko wax ki ma ko war a def mu taxawee merci beaucoup bon nag loolu ma wax léegi dama ko wax rek parce que génération bu nekk ñi war a jël seen responsabilité dañu war a jël seen responsabilité président Birane bu ngeen soxlee 1000 gaalu rawante suba mën na leen fii ci Yoff 1000 gaalu rawante li ñu jëm nag ma wax ci li ñu jëm ma wax ci li ñu jëm dana am ci 601 collectivités locales fii ci réew dana am ci 601 collectivités locales ci réew mi ci 601 collectivités locales yooyu mu am ci benn bu tudd Yoff
boobu tudd Yoff ci réew mi yépp 601 collectivités locales moom rekk Yoff moom moo am koo xamante ne investir nañ ko mu nekk tête de liste commune am nekk tête de liste ville amul feneen ci réew mi loolu nag dafa am lecture boo xamante ne war na waa Yoff ci loolu xamante ne seen maire rekk moo ko am ci Sénégal yépp ñu investir ko ci dëkkam investir ko à la ville moo tax je suis d'accord avec mon ami et frère je suis d'accord avec koo xamante ne booy wuti gor ba yam ci moom taxawal je suis d'accord avec ki xamante ne dafa bàyyi lépp jouer le rôle de fusible gàddu lépp wax ju rafet jeeg wax ju ñaaw yëpp ci gannaawam taxawal ma jàppale ma je suis d'accord avec monsieur le maire Abdou Nar Mbaye donc d'accord naa ak bon donc je suis d'accord avec Abdou Nar lu tax ma d'accord ak moom tey enjeu yi dafa wute tey données yi ci réew mi ay données yoo xamante ne dafa indi enjeu yu bees tey Yoff dafa nekk situation boo xamante ne képp ku comprendre les enjeux du moment xamuloo réew mi fu mu jëm Yoff dafa nekk à la croisée des chemins te foofu nag la réflexion laaj parce que ces jeunes-là qui m'écoutent dañoo soxla un leader qui les accompagne ces femmes-là qui sont en train de travailler ici à Yoff dañoo soxla kilifa gu takki ci réew mi koo xamante ne bu ne mën nañu déglu ko bu ko defee mu xëcc jëmali seen ab dëkk loolu mooy responsabilité bi tax yaakaar naa tëdd njaaxaanaay effectivement amatu fi yoon lu tax ma wax loolu 2014 maire Yoff laa soxloon du xeeb Yoff moo tax mën a rekk mais maire Yoff rekk laa soxloon mais ñi yoroon Yoff temps yooyu mooy ay ndomb tànk mooy ay fere Yoff mooy ay jàmbur Yoff mooy ay mag Yoff dañoo daje woo ñu ñun ñëpp ñu soxloon Yoff ne ñu ñëw leen wax leen ñu lan ngeen naral Yoff ma ñëw teew samay morom teew ñu jox ma feuille de route ne ma bu ñu la joxee Yoff ndax nangu nga ko doxale nii ma leen bu ngeen ma ko joxee li ngeen ma sant danaa ko def ba def lu ëpp seen jox ci cadre boobu la ñu def la déclaration historique merci beaucoup si ndaje boobu amee kër APEXI kilifa yooyu yëpp teew fa ñu wax loo ma wax ñu defal ma entretien poser may question ñu élaborer une feuille de route un tableau boo xamante ne mi ngi samay document ba léegi ñu ne ma boo jëlee Yoff defal quai de pêche boo jëlee Yoff defal stade bi boo jëlee Yoff defaral mën nangu ko ñu def le lendemain une déclaration historique signée par tous les notables ak tous les dignitaires toute la coutume de Yoff ne Abdoulaye Diouf Sarr ñu jël suñu engagement ñun waa Yoff ne mooy suñu candidat aux élections 2014. bon nag
ma tuuti lii mu wax dama ko témoigner dama ko fekke te du woon moom moo tànnoon boppam ku nekk dafa ñëw wax li nga bëgg moom mu ñëw wax li mu bëgg ñun ñu wax ko li ñu bëgg mu ne loolu ngeen bëgg bu neexee suñu borom dinaa leen ko defal ba mu mat sëkk ba mu ko defee ba tey ñun amuñu wenn naqar ci moom bi nga xamante ni loolu jeex na dafa ñëwaat ci ñun mu nañu ndax li ma waxante woon ak yéen ndax mat na wala matul ñu ne ko ëpp na kon nag demaat bii muy demaat di coobareem ñun ñoo ko ne demaatal ci kàttanu yàlla te bu neexee suñu borom ci la ñuy toxewaat feetewaat ko incha allah ci lay way dafa am wayu mu daan dégg ñu naan sama yaay bul xalaat ginnaaw kuy màgg na lii nga liggéeyoon ba tey moom lañ cëm. merci beaucoup. kon nag dama doon fàttali. parce que tôt ou tard ci annales politique Yoff am na loo xamante ne historiens yi dinañ ko bind moo tax ma doon fàttali simplement fàttali boo xamante ne daf may permettre me remercier la coutume de Yoff parce que en un moment historique 2014 coutume de Yoff dañoo jël kaddu wax coutume de Yoff dañoo jël kaddu décider coutume de Yoff dañoo jël kaddu féete coutume de Yoff dañoo jël kaddu assumer les responsabilités fa xamante ne foofu la ñu defar Yoff bon nag ñooñu bu jamono doxee ba ñu yegg 2021 nar a dugg 2022 lu mel ni loolu nar fi amaat bu fekkente ne gore naa il faut me remercier Jaraaf Séni mu nga fa woon il faut me remercier Doudou Diouf Thiaw Thiandou mu nga fa woon il faut me remercier effectivement Gandiaye mu nga fa woon il faut me remercier El Hadj Babacar mu nga fa woon il faut me remercier képp koo xamante ne yaa nga fa teewoon il faut me remercier APEXI parce que tey ki xamante ne moom mi ngi APEXI nekk vice président Thiaw moom moo yoroon procès verbal c'est ça l'histoire tey nag ñu dem 2021 nar a dem 2022 ma soxla Yoff pour li xamante ne dénkoon ngeen ma ko ma continuer pour liggéey ko Yoff nekk benn commune ci fukki commune ak juróom-ñeent yi nekk commune boo xamante ne c'est pas n'importe quelle commune Yoff googu nag ma soxla ko mais son excellence le président Macky Sall ma koy remercier au passage parce que 2009 ba fii ñu toog musul bàyyi jël confiance am teg ko samay loxo bon nag maa ngi koy remercier bu mënee jël confiance am ndëkk teg ko ci sama loxo man Abdoulaye Diouf Sarr du man parce que du man mais dafa teg confiance am ci man parce que Yoff la parce que yéen a ma jur fii ci Yoff yéen a ma jàngal fii ci Yoff yéen a ma yar ci Yoff yéen a ma conduire ba ma yegg ci fi ma mën a yegg bon na képp ku ma wóolu yéen la wóolu mu jox ma ville de Dakar ne ma yow yaay sama mbër équipe bi may conduire yaay takk brassard bi équipe bi xamante ne moom laa bëgg ñu delloo ma Dakar yow Abdoulaye Diouf Sarr doomu Yoff yow laa ci wóolu bu ko defee li ma man mooy dellu ci samay mbokk li ma man mooy seeti sama askan li ma man mooy dem ufu ci samay yaay seeti samay maam gis samay tante wax ak samay rakk ak samay jarbaat mais wax ak ñi moom dëkkam Yoff parce que ma gagné mairie Dakar wéeru ci Yoff gu ma tongëb ndamu dëkk bi ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ñoo bokk Yoff lang gi ubbeeku na nañu def lépp ci yar nañ ko def ci tey nañ ko def ci respectante
parce que li lépp bu rombee mais day romb mais bu rombee am na ñoo xamante ne àdduna ak mbiru àdduna mënu leen jaxase ay mbokk rek lañ mais maa wax Abdou Nar li ma ko wax te dama koy répété fii ci pencum Yoff te rus naa taxaw fii ci Njëw xam li fi nekk di wax lu ma gëmul parce que Yoff ku ko war mu corriger la du ma wax mukk loo xamante ne gëwuma ko taxaw fii ci place Njëw ñii bëgg li ma bëgg fii ci Yoff bu ma wóoroon ne li ñu bëgg fii ci Yoff buñ ko amee yéeg fu sore sore foo xamante ne lañ mën a ajjil waa Yoff mu wàcc man damay taraxlaayu nekk seen Baay Faal ma waxaat ko ñi nekk ci làng gi fii ci Yoff yu wut li may wut fii ci Yoff bu ma wóoroon ne ñoom fi ma toll ci réew mi fii ci politique foofu lañ toll ñoom mu wóor ma ne seen ab gañ fii ci Yoff dana tax lu waay wut ci dëkk bi ci Sénégal laa wax ñoom ñu mën ko wut bu boobaa danaa bàyyi li ma nekk taraxlaayu nekk seen Baay Faal dootul mbiru Abdoulaye Diouf Sarr walla mbiru Ndiame Diop walla mbiru keneen mbiru Yoff la bon nag dama taxaw pour jaamu Yoff mais ville de Dakar ba ma bëgg dama ko bëgg parce que fii ci tundu Dakar benn homme politique boo xamante ne xam naa la te yaakaar naa ne xam naa homme politique yi yëngatu ci Dakar yépp benn homme politique bu nekk Dakar gënuñu mérité ñun ñu nekk maire Dakar maa ngi gërëmaat président ba mu defee analyse bi moom mu xam lépp def même analyse bi jël mbir yi ne ma jox naa la ko bon nag monsieur le président Birane tey occasion la woon rek pour man ma joxe message parce que damay dégg am ñu naan Abdoulaye Diouf Sarr nañ ko jàppale Yoff nañ ko jàppale Dakar mais bu dee Yoff ñu xool ma ne man dey man mësuma gis kenn koo xamante ne da ngay yéeg te amuloo socle boo xamante ne fa nga taxaw booy aji màng sax am na benn kii booy yéeg pour mën a aji màng mais ñu ne kenn du la jox foo teg say tànk mais nañ bëgg nga yéeg ci kaw te doo teg fenn say tànk loolu mënoo nekk pour que ma mën a yéeg jël Dakar il faut que waa Yoff tongam il faut ma taxaw ci mbagg waa Yoff loolu mooy tax ma yéeg jëm jël Dakar bon nag loolu argument yooyu dafa bekk ko ci argument yu naxaate dafa bokk ci argument yi xamante ne day jaxase xelu Yoff bëgg naa bando ba may takk bu ma nekkee maire Dakar muy doon bando boo xamante dañ koy peser poids wu Yoff ëpp ci bando yooyu loolu nag gëm naa ne waa Yoff comprendre nañ ko parce que dama bokk ci panel yi nekk ci Yoff di ko suivre même bu ma dul intervenir xam naa luy riir ci Yoff bu baax maa ngi leen di remercier parce que xam naa ne yéen a ngi may jàppale def ngeen ma ci seen xol may terminer ñaar benn bi mooy sama contribution symbolique tey dama ne symbolique rek parce que wax naa leen léegi lépp lu jëmati ci gaaru raawante ngeen wax ko jàmbur xam leen ne nekk lu ma neex man ngeen ko war a wax te bu ngeen ma ko waxee à midi 5 minutes la question est réglée bon nag 3 millions yi ma leen jox tey c'est à titre symbolique may ñaan karax mu jox leen les 3 millions mais jigéenu Fere Yoff bëgg naa leen aussi tey ma jox leen 500000 ngeen jënd ci ay chaise 5000 lay jar ngeen jënd bu nekk chaise yu 100 chaises yoo xam ne bu ngeen réunion ngeen di gën nañ ko def nii waaye avant ministre terminé rek
defe naa 4 millions génnagul na fi muy 3 millions yi ministre joxewaat 500 000 may ko jigéen ñi Fere Yoff si laa teg si 500 000 muy 4 millions dinaa si teg au nom de la commune 1 million muy 5 millions tey génn na fi. merci beaucoup. bon nag may terminer toogaay bi yàgg na di wax ne président Fere Yoff may terminer di wax ak président Fere Yoff di wax ak waa Fere Yoff maa ngi wax ak président Fere Yoff di wax ak waa Fere Yoff kutimu Ndakaaru dañ ma woo ne ma Abdoulaye Diouf Sarr yaay suñu mbër yow lañ jàppale kutimu Ngor dañ ma woo ne ma Abdoulaye Diouf Sarr yaay taaru le bugg ci politique bi yow la ñu jàppale kutimu ñàgg wax ma la même chose loolu la bëgg président Fere Yoff si li xamante ne moom laa am droit fii si Yoff parce que Fere Yoff laay doon si Fere Yoff gi ñëw ma ne j'ai le droit de vous demander de battre campagne pour moi pour que ma jël effectivement cette mairie avec brio bu ko defee ma dem jël la ville de Dakar defar Dakar defaral la Yoff te ku defar Dakar defar Yoff jël leen ko defaral maa ngi leen di remercier